Sénalune ñu wax ci dialogue bi nga xamante ni war na am waaye nag dialogue bi daanaka dafa xaaj opposition bi ci digg bi bu ñenn ñi jàppee ni dinañu wuyu ji dialogue bi ñeneen ñi moom lànk lañ def ni duñu dem wuyu ji parce que gisuñu njëriñ li nga xam ni dialogue bi am na ko alors sànq ñu ngi koy wax nagam opposition bu boolewu nekk benn ça n'a rien donné est-ce que tam le fait que ñoom ku ci nekk war a jaar sa côté ça veut dire que ni ku ci nekk si ñoom sa intérêt bopp rek ngay xool. Samba dama bëgg abbu expression waa ji quoi. ba Samba keroog seen ceebu jagaan bi neex na de. seen ceebu jagaan bi keroog neex na mais gars yi lekk ñu nawet bi. waaw nawet boobu nag war nga ñëw wax lu ci nekk. parce que boobu ba léegi yaa ngi. lan moo tax ñu seppi ko yow. biñ koy seppi fekku la fa. fa la ma fekk kay. yow yaa ko seppi de. waaw yow lu tax ma ko seppee waxoo bàyyi ko ci biir. déet man damaa itteelul moo tax. waaw jeex na. alors expression waa ji laay am nawet nag bëriwul soppi. may répondre na question topp question bi jeex na mais expression waa ji mooy kenn yi opposition boobu ñooy nawet bi si ceeb bi. nawet ñi ko naw bëriwul ñooy nawet ji ci ceeb bi. waaw bëriwuñ soppe de. yàquñu fa dara. nawet ñi ko naw bëriwul. bëriwul ñun sax duñ ko toog. expression waa ji daf ne opposition boobu noonu. da bañ a ñëw ci dialogue bi mu ngi mel ni ñu defaral la si ceeb bu rafet mais nawet rek a ci manqué. doo ko sax yëg réclamer comme bu ci nekkee da nga koy seppi dindi waaw bu ci nekkulee moom doo ko réclamer déedéet jàppel donc ne ñooñu ñooy nawe bi ci ceeb bi ci dialogue bi ñu ñëw ñu dialogué ñu ñàkk ñëw ñuy dialogué te dañuy ñëw de. et man dama yàgg a wax ne politicien bu la gën a cuuna ci politique mooy ñiy def stratégie wu la chaise vide waaw bu fekkee ni li ngay wax dëgg la ci yow askan wi moo la ñor Sénégal moo la ñor lépp lu ñuy waxtaanee jëm ci Sénégal da ngaa war a teew un non n'a de sens que quand tu as la possibilité de dire oui. Alors ici vous avez la possibilité de dire oui ou non venez donner votre oui ou votre non vous n'êtes pas obligé de dire oui sur tout ce qu'on vous dit nga ne non da ngay wax ni oui ni non. yéen ce qui intéresse les Sénégalais ça ne vous intéresse pas. du ngeen ñëw pour ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo soxal askan wi. et nga ne da nga nekk di def politique te suba yaay toogaat di critiquer waat la xamante ni moom la ñuy waxtaanee te bañ la woowee ne kañ ko waxtaanee da ngaa lànk te doo ñëw. à un moment donné nag il faut qu'on soit raisonnable. avec nous-mêmes de par nos convictions. soit nañoo bëgg réew mi baax. wala ñun dañoo bëgg réew mi du baax mukk ak képp ku ko ma bëgg a defar damay bañ loolu nag bokkul ci bëgg-bëgg réew mi. bokkoo si ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi il faut qu'on soit logique donc ceeb bi daal ñàkk am nawe yàq ko. boo amee nawe gars yi seppi ko dindi parce que nuñ ko lekk boo amee nawe boo amul nawe kenn du la ko laaj te dinañ lekk ceeb bi ba dóor plate yi mu dem. absolument. woote bi lu leer la. les termes de référence ont été donnés ngeen ñëw gaa ñi dialogué ngeen ñàkk ñëw gaa ñi dialogué. waaw man de bu ma doon ñëw damay dem. nawet de comme laaj ci ceeb. comme yow mbir mi comme yow mbir mi waaw mbir mi boo demee dana dox. boo demul demal nga bokk ci photo yi. photo yi waaw bu photo yi génnee boo génnee ci photo yi sax sénégalais yi déet boo bëggee siiw da ngay photo woo ko siiw. ok dëgg loolu moo tax la moo tax gars yi di daw di photo woo ñu siiw ñi. ko dina laaj Adama Gueye. waaw. dama lijjantee ba am photo. gis nga tey Adama Gueye. ba mu demee ba mu démb ba mu gis ten teg président ba photo président photo yaa ngi circulé fu ne. dëgg la de nañ dem buñ toogee dañ leen di gën a fàtte déjà dañ leen fàtte léegi nañ dem buñ ñu demee gis nga histoire dafa am foo xam ne. intelligence politique xam nga lan lay laaj. yow comme boo demee mu dox boo demul mu dox demal boo demee l'histoire retiendra que dem nga te fu ñuy waxtaanee danañ leen tudd ngeen am tuuti promotion. waaw parce que bu ñu toogee seen coin dañuy gën a turuxal seen bopp moo tax am na ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi signalé wu de nee nañ dañuy bokk de. waaw wax yow boycotté ko ban chance la am. Omar Sarr dinañ day dem. bañ a Omar Sarr ak ay moromam yu bari danañ dem yow tamit. yow ñii bu ñu toogee kenn du ko yëg nañ dem. waaw mooy dëgg de. parce que xam naa dialogue bi dañ koy def en direct. leen filmé waale sax wala daw tawe saa rek nga ñëw jege Ousmane Sonko photo ak moom xam nga au moins sa image dana circuler tuuti
gars yi xam ne yaa ngi fi. waaw Samba un non n'a de sens que quand tu as la possibilité de dire oui. wax dëgg fa yàlla. on te dit assemblée def nañ ko fi. ñëwal waxtaan. ñu waxtaanee réew mi mooy dañuy wax tànn ñu jël li baax jëriñoo. li bon ñu ne lii kat mën nañ ko ba ñàkk jëfee. ñu woo la ne la kaay waxtaan nga ne non je laisse la chaise vide. non. après bu gars yi jëlee foofu ay ndogal nga ne non li ñu dogal baaxul. d'accord ma ci. te mosoo ci waxtaan bay d'accord yow bokkoo ça ne te concerne pas. parce que yow dañ la boole ci catégorie ñi nga xamante ni yittelu leen. comme mbir yittelu leen nag li laay war a suul yi bu ñu fi tënk dara ci dialogue. ba ñu yëkkati seen kàddu di ci wax. bu ñu ko defee rek ñu ngi def yëfu ku ñàkk jom dëgg ku yëfu ku gore xadi. gars yi dinañ dem de. parce que ku gore da ngay màndu. ci luñ la boolewul. comme yow dañ laa boole nga ne bokkoo leneen du fa tukkee. sa yoon new ci waaw. nañu am ngor googu. gis nga ñoom. yàlla xam dañu nekk di anticiper seen déclin. ndax la. parce que ñoom non seulement ñi ngi nar a wanaat adduna bi Sénégal yi kenn ñoom instant bi tekkeetuñu dara ci ñoom xam njëkk nañ ko def assemblée nationale ñi dañuy boycotté. mais ñu boycott boo xam ne amul benn effet Sénégal yi sentir xam nga contrairement ak Ousmane Sonko jamono bu ma sant taxaw ni man Macky Sall du ku ñuy dialogue et que du ma dem boo xool yi ëpp ci Sénégal yi dañ ci daan ànd ak ñoom mais ñi cette fois-ci depuis que ñu nii duñu wuy ji dialogue bi ba léegi xoolal kan moo leen ci soutenir au contraire sax même ñi jàppoon ni ñoom ak ñoom ñoo bokk camp instant bii nii liñ naan dialogue bi dafa commencé di diviser opposition bi loolu moom moo nekk di xew léegi nag ñoom léegi dañu nara wan affaire yi maanaam mu ni fàng daañu leer nañ mooy que ni wan adduna bi yëpp ci jour dialogue bi que ni ñoom ñii di woowee seen bopp ay opposants ndeke ni en réalité jamono jii nii presque tekkeetuñu dara maanaam amatuñu benn code de popularité par rapport ak ni ñu koy jaayee nit ñi wala ni ko ñenn ñi yaakaare woon tey fii réew mi toll nii te li ma lay wax nii Marieta bàyyil ba ñu dem ci dialogue bi jour yi ba jàll ci da nga gis li ma lay wax c'est-à-dire ñoom si boppam ñoo nar a toroxal seen bopp léegi nag man su ma leen doon conseil leen laa leen di wax mooy nañu dem participer ci dialogue bi maanaam rafet ci nga coalition Diomaye bi am nañ ci ñu muus ñu yeewu ñoo xam ni dem nañu rafet ci ca ba muy teel parce que ñu demoon président Diomaye day jàll ñu ñàkkoon dem président Diomaye day jàll parce que ñu ci bare ci ñoom ba ñuy dem ñoom képp a dem ak seen i maanaam yére yi nga xam ne moom la ñu sol parce que amuñu kenn koo xam ne mi ngi seen ginnaaw kuñ mën a yóbbaale opposition bi nag loolu moom moo leen nar dal Diomaye ay jamono bu ñu nee ñoom du ñu def dialogue mais dañuy am na ci boo xam ni mooy F24 Macky dafa woote dialogue ñu woote dialogue ci wet gi te booy xool seen dialogue moo ëppoon fuuf lu Sénégal yi doon gën a bàyyi xel ak doon seetaan ak doon partager que dialogue Macky Sall mi nga xam ne moom en tant que chef de l'État moom la woote woon c'est-à-dire à l'époque ñoom dañu amoon le peuple entre leurs mains ñi nag fi mu ne nii ñoom non seulement ñi ngi soogay jógee ci défaite boo xam ni ba tey ñi ngi faxasu seen digg gannaaw setagul mais ñu bëgg a anticiper yeneen yoo xamante ni si ni encore une fois dafay gën a dévoiler seen yenn face cachée yi nga xam ni xëy na ba tey ñi ngi doon dese as tout ak sutura soo xam ni waroon nañ ci mën a continuer dem ci mais ci dialogue bi nag ci lee seen sutura nar a xawee ko nag ba àdduna ba mu leer àdduna bi yëpp moo tax ma jàpp ni lu mu bon mënoon nañoo dem et ñenn ñi mais li ñuy teg suñu loxo dafa léger trop dafa oyof par rapport ak motif maanaam lay Ousmane Sonko lu mu bon moom bu mosaan wax ni du ma dem ci dialogue Macky Sall bu tegee dara ci loxoy Sénégal yi ñëpp ni lii kat yanu na maanaam xel ma nes na ko mais xawlal déglu waa APR ci démb li ñu teg suñu loxo déglu Thierno Alassane Sall li mu teg suñu loxo ci ay motifs yu léger yu oyof yoo xamante ni si ni yow ci quelqu'un boo xam ni yow la nga doon xeex démb ak bërki démb moom la président Diomaye di ki dëxëñ ci fukki poñ yi nga xam ni moom la ñu war a waxtaane c'est-à-dire ce qui veut dire que ñoom amuñu cohérence ci li ñuy xeex parce que li nga doon xeex démb bëgg ñu ni ci saafara moom la président Diomaye ni xoolal même su fekkente ni man maay le chef de l'État maay président bi mais du ma jël décision man kese kaay ñu waxtaane ko nga toog fee ñi du ma ko waxtaane mais lii Alioune doyen Seydina Alioune Top wax sànq rek bu ñu fa jëlee dara boo paree àlla waay nañ ca maam. kay bu ñu paree journaliste boo ma mayee tuuti rek conférence de presse maître Ciré Clédor dafa def benn témoignage bu am solo ci Azoura nee na il semblerait que l'un des patriotes de première heure qui a payé de sa liberté, de sa chair et de son sens de discernement serait recherché pour arrestation. Il aurait injurié l'ex-chef de l'État Macky Sall.
Je témoigne avoir connu cet homme athlétique, sain de corps et d'esprit à Cité Gorgui, au domicile de l'actuel Premier ministre du Sénégal. Il montait la garde toutes les fois que des menaces pesaient sur celui qui cristallisait l'espoir de tout un peuple pour son affranchissement du joug de l'impérialisme et des compradores. Azoura Fall était de ceux qui faisaient offrande de leur vie pour la chute d'un système corrompu et sanguinaire. Visible et au premier rang, ce qui faisait de lui une cible facile lorsque fut ouverte la chasse aux sorciers. Il a vécu l'enfer des humiliations, de la torture et de l'isolement au point que lorsque la liberté lui fut rendue, il était complètement métamorphosé et présentait manifestement un traumatisme post-carcéral au point que des vigiles avaient tenté de l'arrêter par crainte pour ma sécurité lorsqu'il m'avait rencontré à l'hôtel Azalite. Xam nga loolu day wone ne nee na nag Azoura Fall, de même que tous ceux qui ont vécu la Gahène